ci biir xaaral mu def ko noo xam ne mais alors fii lañ koy defee léegi ñu defee ko fii fii mi ngi cool sama gars mi ngi cool bu gars yi ñëwee rek ñu tàmbali ko that's fine bu gars yi ñëwee ñu tàmbali ko mais yow jaar mais bëggee naa leen mi ngi nice ok that's fine daw leen ñëw get ayca yéen la ñuy xaar de làbbali fas waaw wax dëgg ji sa instant yi ginnaaw buñ nuyoo ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen bëggee di leen màggal di leen ndamoo te di leen tiitaroo Black Africa maa ngi nii gars mi ngi ci waaye partagé leen jaam yi dañ bëgguñu dégg dëgg de partagé leen kun faya kun partagé leen gars jaam yi dégg dëgg ji let me mais gars yi mun nañ commencé waxtaan bi ginnaaw buñ nuyoo ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi leen di màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di nuyu ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn képp ki nga xam ne yaa ngi ci live bi maa ngi lay nuyu di la bëggee di la màggal te di la tiitaroo man la Mollah Morgun bu fekkee fee tamit ma defee ko fii rek mais nag ñi nekk YouTube di seetaan vraiment merci kontaan naa ci yéen mais il faut pas oublier que tam ci live laay def quoi gars yi dañ naan non live bi xam nga grand dafa nice mais dafa gudd live bi il faut nga wàññi ko jàppale ñu parce que ñun amuñu ay giga yu bari dañ lay bëgg a déglu dañ lay bëgg a seetaan et cetera mais nañ xam ne man live laa nekk def ma direct laa nekk di def quoi en fait def ma benn genre vidéo boo xam ne dafa gàtt xam nga def ma benn vidéo bu gàtt quoi boo xam damay wax ak jaam yi damay live laay def te live moom mooy waxtaan n'est-ce pas live égal waxtaan live égal waxtaan mi ngi cool sama gars mi ngi nice wala so mais bëggee nañu Samra salaamaaleykum waa YouTube yi nga xam dañuy seetaan sama live yi te ñuy wax ne ñoom amuñu giga yu bari dañuy jënd sax ay 100 francs xam nga Sénégal am na 100 francs internet am na 125 xam nga dañ yàkkal ma la quoi am na 125 internet xam nga te gars yi tam ñoom dañuy mbedd mi dafa dëgër dañuy kolo pour am lu nga xam ne dañ koy mën a di seetaan sama live yi quoi ñoom aussi ñooy métti lu ne xam nga affaire yi il faut ma gàtt saf moo tax temps yi ma commencé gàttal affaire yi so salaamaaleykum je pense que waxtaan bi tey day jëm ci mbirum hip hop day jëm ci mbirum musique day jëm ci mbirum aussi ay sénégalais ay citoyens yi nga xam ne dañ taxaw ne dañuy représenter ay nit te nit yi sant ñu leen ko benn sénégalais jógul ne rappeur rabal leen ma donc képp ki nga xam ne yaay rap da nga xool sa choix nga ne xaaral ma représente donc il faut que rappeurs yi aussi am benn respect par rapport ak citoyens sénégalais yi lu tax ma wax loolu nag mooy dañoo gis ni boobu ba léegi coow li mi bari na loolu mel ni rappeurs yi rek ñoo nekk Sénégal nag ay rappeurs rek moomuñu ko Sénégal
ñëpp a ko bokk. menuisier yaa nga fa kenn déggu leen, maçon yaa nga fa kenn déggu leen, tôlier yaa nga fa kenn déggu leen, et cetera te ñoom gënuñu loyal tôlier bi fa ne. rappeur bi gënul tôlier bi, gënul maçon bi, gënul menuisier bi, gënul chauffeur taximan bi, rappeur bi gënul mbalaxmaan bi. te depuis que mbiri tàmbali ba léegi lu ngeen di dégg yëpp mooy rappeurs yi yor rajo yi, yor télé yi, ŋàbbu micro yi, yor wax ji. loolu dafa ruslu ci ñi nga xam ni, te lépp nag ay mbirum xaalis la. je pense que Sénégal dañ toll foo xam ni ku ci nekk da nga war a jóg rayante ngir sa réew, def loo mën. moodu yi diaspora bi macha allah ña ngay rey seen bopp, luñ yor di yónnee, di confiné wu, mais ba léegi ña ngay gérer seen njaboot, ñi ngay yónnee di leen dundal ay milliards di dugg Sénégal jóge ci diaspora bi. te lépp lu ko waral nag mooy nit bu amee ay nawle da ngay respecter say nawle, ndax rappeurs yi dañoo am ay nawle. am na ay yeneen musiciens yi fi ne, ay reggaeman, am na ay jazzman, am na ay mbalaxman, am na ay rockeur, lu nekk am na fa. am na ay breaker, am na ay danseur, am na ay tagger, et cetera. donc lan moo waral rap bi kese? coow rek lan moo ko waral? lu ko waral nag weesuwul ni dem présidence dafa représenter culture urbaine, te ña dem yëpp ay rappeur lañ. donc manque de respect notoire bu ñu am ci culture urbaine moo waral ngeen gis ñi dem palais te ña fa newoon yëpp rappeur lañ. amul benn maanaam culture urbaine ñoom rappeur lañ ko représenté, te rappeur géré wu du culture urbaine. rap MC bokk na ci élément yu mujj ci culture urbaine. culture urbaine am na rap, MCing la ñuy wax sax ko, MCing, DJing moo jiitu. DJ ñoo fa newoon di faxas ak seen 45 tours, boucle affaire yi di ko def, breaker yi di break. boobu rappeur amagul, breaker yi di break. am kenn ku doon yor micro bi la ñuy wax MCing, master of ceremony, benn genre géwélu concert bi, yor micro bi di wax, di yuuxu, waaye tey daje nañ waa Pikine ak waa Guédiawaye ñoo fi daje, laay la laa. loolu mooy MCing mooy ngéwélisme. mooy ngéwélisme, ku doon yor micro bi di xumbal, di jaxal. donc DJ bi moo fa newoon, ñu jox kenn ku yor micro bi di def affaire MCing, maanaam di master of ceremony, gérer cérémonie bi di xumbal. après nag lañ ko changé ne move the crowd, mooy kuy faire bouger la foule. MCing move the crowd mooy foule, move mooy faire bouger la foule. donc kooku mooy MC mooy master of ceremony, le maître de la cérémonie. moo koy xumbal di yuuxu, di wax, gars yi di tëb di dal, na xumb te dagan, na neex, et cetera. donc MCing bokk na ci élément yu mujj ci hip hop. mais dañoo gis ñi dem palais di représenter culture urbaine, graffiti moo ko jiitu sax. parce que graffiti bu DJ bi doon DJ, waa ji taxaw di xumbal, breaker yi di fecc, dañoo am graffeur bu nekk ci ginnaaw di graphe, di dessiner. graphe ak tag bokkuñu. tag mooy li nga xam ne mën nga ko lire, benn luñ bind nii mën nga ko lire, mais graffiti genre design la.
loolu moo différence tag ak graffiti. Graffiti design la comme dessin, tag nag bind la comme signature. loolu mooy différence bi, amul leneen. donc rappeurs yi ñëw mujj presque ci culture urbaine bi, ñoom ñu dem wuy ji, bàyyi fa ay DJ, bàyyi fa ay graffeur, bàyyi fa ay taggeur, bàyyi fa ay mélomane, bàyyi fa ñëpp dem, ñi dem yëpp ay rappeur lañ. ñu ñëw au nom du culture urbaine, et pourtant c'est pas normal parce que booy def ne da ngay représenter culture urbaine, da ngay yóbbu waa culture urbaine. loolu moom mooy démocratie. boo xoolee les communicateurs traditionnels, ñoom dañoo yóbbu ñëpp communicateurs traditionnels yi dañoo yóbbu communicateurs yëpp ci bépp côté, n'est-ce pas? rappeurs yi nag dañoo ñëw demal seen bopp. yeah, exactement, c'est de l'art, design. donc ma dégg kàcc malal yi muy wax ne ñoom pale moo leen woo. ma koy xamal ni c'est faux, pale woowu leen. monsieur le président de la république Macky Sall deful benn liste ne ñii laa soxla. loolu ay kàcc la yoo xam ni malal mi ngi wër di ko wax ci rajo yi, c'est faux. ab conseil Macky Sall moo leen woo kenn, kooku contacté ñeneen ñi, n'est-ce pas? maanaam bouclier boobu noonu, maanaam G7 bi ñu contacté leen, amul ku dul ay rappeur nekkuñu fa. jee jaajëfaay, jaar naa la Moja jaar naa la moo di ñaa bëggee ndamoo tiitaroo. donc waaw hip hop knowledge la, ñu bare ngi yuuxu foofu, maa leen xamal luy hip hop ñu bari. maintenant temps ma wàññi affaire bi. Covid-19, yeah, okay, so comme ni ma leen ko waxee, ñoom ñu dem palais ne dañuy représenter culture urbaine bi. malal di wax ne présidence dañoo yónnee liste, c'est faux. présidence yónnee wuñ liste. ab conseil Macky Sall moo woo kenn ki woo ñeneen ñi, ñu def seen G7 boole ci maquillé ci Dip, maquillé ci, parce que Dip comme booy dinañ identifié wu ci Dip, donc OMG jigéen yi dinañ identifié wu ci OMG, donc mu doon ay dóor yu bien ficelé ñu dem. ma déggaat encore ñu ne malal def ne Amadou Fall Ba lañ contacté woon. Amadou Fall Ba ne comme Matador dem na, Amadou Fall Ba mooy Matador, benn lañ rek, ñoo bokk benn label, ñooy ànd, ñoo nekk. Amadou Fall Ba booy Matador la. donc malal nee na Amadou Fall Ba moo ko contacté ne ko bu demal ma sam place parce que dama bëgg ngeen dégg, moo tax ma calme, te damay bañ a déranger aussi dëkkandoo yi, xam nga, parce que yàlla sax am na lu mu wax ci àq dëkkandoo, donc bañ a déranger dëkkandoo yi, loolu moo tax malal ne Amadou Fall Ba da ko woo ne ko malal comme man mënumaa dem parce que Matador mi ngi fa déjà, donc lu may def mooy demal nga représenté ma fa.
n'est-ce pas léegi loolu noonu day firndeel encore une fois que lobby bi ça existe ñoom waa Y'en a marre dem nañ déjà gis nañ ministre de la santé gis nañ aussi le président donc Malal ay représentants am dem nañ palais moom mooy waa Y'en a marre mais ce même Malal là def nañ seen dispatching mu yónni mu ñu Malal demaat n'est-ce pas léegi luy wane ni ñoom ay gang lañ ay lobby lañ lan moo waral Amadou Fall ba xalaat rapidement Malal pour ne ko demal nga représenté ma te Amadou Fall ba xam ni ñoom Malal jot nañoo dem mooy waa Y'en a marre te Sénégal am plus de 1 million de rappeurs 1 million de rappeurs mais lan moo waral Amadou Fall ba xelam demul ci kenn ku dul Malal ça montre que ay liens d'amitié d'intérêt économique moo leen lié des liens économiques deal te loolu feeñ na ci Matador bi nga xam ni moom dem na ba lijjanti publicité terre bi il a appelé Malal directement ñu dem def seeni gololu ba léegi terre bi dawut ñu amal àq Sénégal lëmb doomu sénégalais yi ñu amal leen àq fenal leen terre bi day daw courant bi lay maas gisuñu dawut courant maasut dara amut donc ñu lekk riba fen askan wi mais Malal wane leen encore relation intérêt économique entre Malal son label ak labelu Matador lan moo waral Amadou Fall ba xalaatul keneen ku dul Malal ne ko Malal demal te mu xam ni Y'en a marre dem nañ day wane encore une fois que relation d'intérêt économique mbirum business parce que dañuy businessante seen biir parce que ñoo bokk benn centre d'intérêt te dinaa leen expliquer lan moo tax ñu bokk benn centre d'intérêt donc Malal fenn na foofu wax na ni présidence ñoom ñoo joxe liste bi te nee na buñ demee tamit nee nañu mais Malal yow fooguñu woon di nga ñëw parce que comme Y'en a marre ñëw na mun leen dama jël place su jàmbur donc ça montre que présidence nit bu demee ba jël place su jàmbur bu la neexee rek nga ñëw dugg doo aviser doo préparer wu parce que nee na foofu lañ ko waxee ne ko mais Malal ñun dañoo foogoon ni woon ci kii nga bokk ci Y'en a marre nga dañ la doon xaar ci Y'en a marre bi nga ñëw tey donc ça monte palais audience yi tur yeeg lépp dañ koy xam kañ la et tout donc moom wane na ni foofu soit palais njaaba njal la lu waaye neex dugg lu waaye neex génn amul avisé da ngay ñëw rek nag maa remplacer kii ñu ne la waa duggal soit muy fen foofu parce que tout simplement place boobu noonu du place am te waroon nañ mun a aviser le président mu xam ñan lay recevoir donc foofu tamit mu daanu fa buñ demee ñoom aviser wuñu buñ génnee aviser wuñu wax ji commencé yëngu nga gis ñu yónni Malal comme Malal moom mooy naxaatekat bi moom mooy fenkat bi moo mun a enrôler sénégalais yi ñu yónni ko ne ko demal au charbon naxe ji sénégalais yi comme yeewuñu demal nga naxe ji leen parce que ñoom ñëpp a ngi toog ne Malal lañ yónni donc Malal la ci moo yor ŋaam yi rëy yi moo mun a fen bi moo mun a sos bi donc kooku la ñuy yónni au charbon ne ko demal te tamit
Malal moo ci koo xam ni il s'en fout de la population sénégalaise mooy mun a ñëw léegi ci benn marche léegi yuuxu guddi gi mu dem toogaat ci télé Youssou Ndour ba di wax ay waxam di chroniquer ku nekk naan je pense que ay chroniqueur ñu toog Sénégal yëpp di leen déglu kenn amul ci certitude ci la ngay wax ay je pense que rek je pense que déglu leen demal nga déglu leen nga xool seen émission yi nga déglu bu baax ñaata je pense que moo ci nekk ñoom ñëpp kenn nekku ci lu maîtriser je pense que rek bu Bouba Ndour ne je pense que Malal ne je pense que kenn je pense que Charles Teta vacciné je pense que donc amuñu benn certitude ci la ñuy wax donc ay benn jotaayu ay nit yi tergiversé la ñu toog te Malal boobu ci boppam mooy dem yuuxu fee suba dem Palais ginnaaw suba dem TFM ginnaaw suba dem tel donc lay wane ni encore une fois que ñun réew mi ñun askanu Sénégal yenn rappeurs yi joxuñu ñu ci respecté wuñ ñu te dañoo jàpp ni ñoom ñooy nit ñun ay dof lañ du ñuy xalaat ci ay fen la ñuy dëkk bu ñu waxee rajo bi fen wax rajo bee fen te DJ yi leen di déglu tamit dañu am seen complexe duñ ñime di leen wax DJ yi duñ wër duñ cultiver wu ci mun a comprendre nan la ñuy mën a poser ay questions pour mun a dugal waa ji pour waa ji leeralal leen la ñuy def mooy dañuy calculer dañuy moytu dañuy kii bëgguñu boo seetloo à part bu Malal commencé di wax ba léegi ay DJ yu bari jël nañ leen dégg naa Matador tamit def na intervention mais ñëpp kenn ñimewu ci wax sama tur même DJ ñimewuñ leen sax poser question bu tudd sama tur ñoom aussi bu ñu waxee kenn kese lañuy ciblé muy nit dof lañ ciblé Matador nit dof la tontu kenn waa ji bu mu koy laaj tamit dañoo préparé wu waxuñu benn yoon sama tur donc ña ngi may daw nañ ma mën a dawee ci wuraay dëmm bi moom ña ngi koy moytu donc ñoom ñëpp ñi singili nit dof Malal tam bu muy tontu nit dof la tontu ba jiiñ ko ne ko dafa lekk 3 millions nit dof ne day fen musul lekk 3 millions waat na ci alxuraan ne musul lekk 3 millions wu ministre de la culture donc mu koy jéem a sosal parce que dañ leen jàpp la main dans le sac mais lan moo tax ñu may calculer loolu war ngeen ko xalaat parce que man maay ñëw ci seen tur yi jaar ci digg bi waxal leen parce que man ñoom kenn ci ñoom jaaxul ma xam naa leen maintenant déjà Malal dafay fen liste boobu existé wul Palais amul benn liste buñ bind ne ñii ak ñii nañ ñëw dañ ne dañoo soxla culture urbaine bi conseil Macky Sall woo kenn kooku woo ñenn ñi ñooñu ñoo fa dem donc ay fen yu tooy xepp la ku ko gëm ngay fen donc buñ demee ñoom ay coronavirus kenn xaaru leen ci c'est pas des spécialistes c'est pas des virologues xamuñu dara ci feebar bi moo tax déglu leen seen sound ñoom ñëpp nuroo raxasal sa loxo solal masque amul leneen luñ lay wax ñoom ñëpp seen son ñoom ñëpp ñoo bokk kooku kan lay sensibiliser kan moo xamul ni coronavirus bi da nga war a raxas sa loxo kan la ñuy sensibiliser bi maa ngi leen koy demander ñëpp seen son yi raxasal sa loxo la moytu ko 2 mètres raxasal sa loxo moytu ko 2 mètres bul ko tufli boo raxasoo sa loxo def ci tel ñëpp ko xam amul benn xam-xam seen son yëpp ñoom ñëpp nuroo raxasal sa loxo moytu ko 2 mètres confiné wul reste chez toi jeex na amul leneen kan la ñuy sensibiliser wax leen ma leneen lañ ci yokk œuvre d'art création la un artiste dafa war a créer même buñ ne la laxasal sa loxo après bul ko laal sa bakkan bul ko laal sa gémmiñ bul ko laal sa bët nga toog xalaat leneen ñoom ñëpp nuroo ba ngay gis benn sound man mënuma déglu dara parce que damay déglu benn gis nga sound yu fi génn yëpp dégluwuma leen benn laa déglu te ñoom ñëpp nuroo la ñu wax couplet Malal bi mooy couplet kilifa bi fagarul laxasal sa loxo moom mooy couplet keneen ñoom ñëpp nuroo raxasul sa loxo bul ko teg fii amul benn créativité amul benn différence moo tax seen son yi nul
rappeur day def ay recherche buñ ne la lii la nga xool nan nga koy développé ñoom ñëpp nuroo même mot raxas sa loxo daw ko 2 mètres confiné wul reste chez toi aaral sa bopp moytul bu ko kii fagarul aaral sa bopp fagarul ñoom ñëpp nuroo amul benn créativité ñoom ñëpp nuroo c'est nul après il se réclame artiste maintenant buñ demee ne dañoo waxal au nom des cultures urbaines wax fa seeni wax mais loolu lépp intéressé wu leen parce que ñoom xam nañ ni corona mënuñu fa wax dara bu Macky Sall la xamul mënuñu fa wax dara lu keneen xamul masque raxasal sa loxo masque daw ko 2 mètres raxasal sa loxo masque daw ko 2 mètres kese amul leneen boo leen ci déggee leneen kaay leen wax ma amul leneen lu ci feeñ da ngay déglu son yi da nga naan un artiste crée mais doo leen créer dara ku nekk yow mu solal sa masque raxasal sa loxo non moytu ko ni loolu kese amul leneen même son même mot même environnement lyrical même environnement lyrical donc c'est nul à chier maintenant lu mu mën a wax mooy dañuy wax ne ñoom dañoo am ay label yooyu nag du labelu dara xam nga lan la ay association kayitu association lañ yor kayitu association xaaral ma génne kayitu association bi yor naa kayitu association yàgg na kayitu association ak yomb li ñu yor rek laa yor de mais mosuma taxaw ci table teg ko fa naan association kayitu association laa yor comme ñoom mu ngi nii récépissé baa ngi nii récépissé kayitu association laa yor mu ngi nii lii lañ yor de lii Kaolack lii lan la association non récépissé yéen a ngi koy gis association mi ngi nii liñ yor laa yor de dama leen a talul rek parce que man mbirum sàcc ak mbirum fen ak mbirum njublan dama cee newul association Kaolackoise sama booy Kaolack yi kayit baa ngi nii tampon yaa ngi nii lii mooy association lii de lañ yoruñu leneen seen association lañ yor kayit yi fu ñu dégg projet bind dóor rek dañoo foog ne nag ñoom rek ñoo structure yi ngay dégg yëpp nag association la kayit gii lañ yor lii lañ yor ñoom ñëpp ak a yomb di ñàng-ñàngulu koo ci gis mu naan booy wut leen kii leen il faut ngeen labelliser wu lii mooy label lii association lii mooy label kayit baa ngi nii lii mooy label association buñ dajaloowee nag di xool nan lañ à travers kayit association bi nan lañ ci naxaatee nan lañ ci dóoree ñoom ci seen bopp dañuy kon woon naa leen man yor naa kayit bi ñu yor na dama def ne tekk rek di leen déglu yor naa kayit bi ngeen yor de mais gisu leen ma ci dara man dama gëm ni self made man you know boo déggee ñu naan musique boo déggee ñu naan hip hop moom mooy indépendance boo déggee ñu naan hip hop moom mooy liberté nga am sa liberté boobu bañ a wéeru fenn bañ a langal kenn rawatina nag ngay liggéey sax un gouvernement mais man label am naa ko bu yàgg dama jomb sax di collaborer ak système bi parce que xam naa ni système bi lañ war a def defuñu ko ñu ngi yore alalu askan wi di ko sàcc wax leen dëgg ma gënal
naan damay collaborer ak ñoom wala dama fay jël 10 milliards wala 20 milliards parce que tout simplement àdduna da ngay xool la nga moom ak la nga bokk ak ay nit la nga moom ak la nga bokk ak ay nit bokkul. ñoom nag lañu xam mooy tegum diil, sàcc ak fen. J'ai mon label. léegi il parle de dem ci président bi àdduna bi yëpp jommi rappeurs yi waroon ñëw indi cotisation jox ne président ñun ñoo dajaloo cotiser lii, ñun am nañ 10 millions bu leen ñu ko xeebal, dañ ko taqale. Morgan joxe na 5000 francs, kay joxe na 10 000, kay joxe na 20 000, ñun am nañ 10 millions yoo xam ni ñun ñoo ko participer, ñun hip hop culture hip hop ñoo ko participer. defuñu ko de dem fa xam nañ amuñu xam-xam ci coronavirus, ñay wax waxu financement, jàppale ñu, dañoo impacté wu. kan ngeen xam ku nekk Sénégal ku impacté wul? kan moo impacté wul? ku ci xidma, rappeur, un jeune rappeur très talentueux bu nekk Saint-Louis. Le 1er avril dafa waroon jouer stade bu Saint-Louis ma wàdd 1er avril bii passé, pare na affiche mi, pare flyers yi, def publicité books DJ books etc. kan moo ko gën a impacté wu? bu mu paree le 1er avril, le 4 avril ku ci xidma def na sax publicité bi, gis ngeen ko mu def émission ak Pape Sidi Fall. beneen bi mooy am na beneen rappeur Gningue Asou Pont bu jël stade boobu le 4 avril Saint-Louis, stade ma wàdd moom tam waroon fa def concert, waaye ñoom ñooy kumba amul ndey yi, ñoo dëkk ci région yi, ñoo dëkk ci àll ba, jotuñu ci fonds yi, dëmm yaa ko ñi ngi wër caisse noire bi comme nu politiciens yi mel. dëmm yi rappeurs yi ñu nga wër caisse noire ba. boo dëkkul Dakar, boo bokkul ci labelu Matador, boo bokkul ci Malal comme këyit yi ma yor, boo bokkul ci Malal wala ci Matador wala ci Awadi wala ci Pendra wala ci Gassira Diagne gaay fecc, kooku moom mooy doo ci am. léegi nag lu ci des mooy il faut nga doon cogg mooy ngay mar, nga toppi leen di tagg seen baaxu maam, doo leen wax dëgg wala faale woo leen, doo lekk doo ci naan, ndax dañoo booloo def seen sookul, kenn du laal kenn du jege. nii la ñuy dundee. léegi nag comme ni ngeen ko waxee ak Simon Chaim Thiamba dafa impacté wu. ko xam-xam ni Chaim concert yu bari mi ngi ci biir. waa Akhlou Brick Caroline Faye dañoo waroon jouer, mais Akhlou Brick ndeysaan booy gore nag dama leen gis demuñu di waxu impacté wu, waaye dama leen gis le peu de moyens qu'ils ont, ñu dem jënd ay saabu, ñu dem jënd ay affaire nekk ci mbedd yi di ko distribuer. man gis naa ko. waa Akhlou Brick Paradise, respect à eux, di leen big up booy rak, vraiment merci. yéen de cogguwu leen, demu leen pale naan ay dañoo impacté wu, et pourtant Caroline Faye boo leen di def concert day fees plein à craquer. defu leen concert bi, waaye tamit ñaanuwu leen ngeen dem jël la ngeen yor kus néew taqale ko, jënd ko ay gel hydroalcoolique ak leneen ak ay masque di ko may waa Mbuur. yéen a ngi def lu rafet, macha allah, yal na leen yàlla fay. wute ngeen nag suñu dëmm yi màgget yi, màggetum dëmm yooyu noonu, màggetum dëmm bu màgget ak mooy nooxóor. dëmm mooy jeune, nooxóor mooy ku yàgg doon dëmm. nooxóor, suñu nooxóor yooyu noonu ne Awadi, Malal, Simon, Matador, Safwan Pendra, Gassira Diagne, nooxóor yooyu G7 boobu noonu, nooxóor yu bon yooyu ñoo toog uuf kees gi ne kenn du ko laal, kenn du ko jege, lu ñëw ñu lekk. waaye yoon léegi ma laaj leen benn affaire. ay paa yoo xam ne ñoom nee nañ ñetti yoon lañ financé, ñett yëpp bénéficier nawuñ ci, mais xanaa boo loo baax
ak lu la yàlla may buñ la financé benn yoon 1 an mais war nga mun a buñ la ne kii beneen projet nga ne non du ma dugal man maa ngi ci sama première année buñ ma financé moom laa nekk di def continuité bi duma laal leneen première année bi laa nekk di def continuité bu dee luubaloo xaalis bi waaye ay nit yoo xam ni ñetti financement yëpp lekk nañ ko premier financement Malal Simon Awadi Pendra Gassira Diagne kaay fecc ak Matador ñi ñoo lekk premier bi léegi premier bi bu ñu leen joxee xaalis boobu yëpp lan moo waral mënuñu ne non deuxième bi duñ def parce que am na yeneen nit tamit parce que bu ma lekkee premier bi waruma lekk deuxième bi mais añ nga dóor reer nga dóor njogonal nga dóor reeru jàmbur nga dóor añu jàmbur nga dóor mais attends lekk nga benn yoon première année bi mais deuxième année bi bàyyil mu jàll ñeneen bénéficié wu nga ne ah man kat bàyyi ma xalaat waaw nga ne bàyyil ma xalaat comme express mi ngi fi jóge ba Jurbel di góorgóorlu di ay jàmbaar def seen bopp doon ay self made men annulé seen concert seen tour boobu ñu doon préparé def si code ma ne bu ma lekkee premier bi dinaa bàyyi deuxième bi Gassira Diagne kaay fecc mooy benn gel boo xam ni ñun dañoo xeex pour am benn représentant rappeurs yi dañoo xeex pour am benn représentant culture ci ministère de la culture donc ministère de la culture accepteel ñu loolu rappeurs yi G7 booloo mafia dugal fa seen benn jigéen boo xam ne moom mooy yàq bu ñoree moom moo leen di yàqal ku ci nekk dalay yàqal ba nga duuf ba mu des ay desu ci ceeb yi ñu woo taalibe yi jox leen ko kooku mooy Gassira Diagne dafa am benn label bu tudd benn festival bu tudd kaay fecc la ñuy def kaay fecc léegi nag bu ministère pare pour accepter ñu dañoo yónni Gassira Diagne mu dem di ñu représenter ñun culture urbaine toog am fa bureau di fayeeku salaire ci suñu tur ñun ñi ko liggéey mais ñun rappeurs yi teguñu fa Gassira Diagne xeex nañ ko mais teguñu ko fa ñoom waa G7 ñoo fa teg Gassira Diagne seen gaayen la ku jigéen ab jigéen bu tuuti la ni sew donc ñoom ñoo ko fa teg léegi kooku ñu fa teg noonu kooku moo yor kuddu ci noir bi di tibb mooy jigéenu ni ñu koy waxee nday dikke bi mooy tibb di leen yàkkale ba seen bool fees keng après mu ne taalibe kaay leen ay ñoom mef commencé daw ak seen potu kii bi potu taalibe bi ñu tibbal leen ci 1 million 2 millions ñu yolo solo si jël lépp def ci rab parce que dañ ko bëgg mais nag borom bool yi ñoom mooy ñoom Malal première édition ñu dóor deuxième édition ñu dóor troisième édition ñu dóor waaye xanaa boo xalaatee sax ne man dóor naa première édition bàyyi ma bàyyi deuxième édition wala bàyyi ma bàyyi troisième édition man léegi en attendant comme man lekk naa ma bàyyi ñeneen ñi lekkee ba pare après ma mën a ñëwaat mais premier bi nga dóor deuxième bi nga dóor boo leen laajee nag léegi xam nga ñu ne ñoo formé nañ ay photographe ñoom ci seen biir xool leen bu baax seen benn rakk na fa di doon photographe wala je respecte le métier de photographe mais monde bu ñu nekk monde numérique la monde bi dafa développé dañ nekk ci yeneen niveau instant yi dafa njëkkoon amoon na ay salon amoon na ay photo fu nga xam da nga doon dem toog nii ñu defar sa tiset bi photo la yaa ngeen di fàttaliku loolu des fois mu am rideau ñu xëccal la rideau bi nga taxaw photo wu jooni amoon tubaab bi ñëw def après photo nga toog ni ñu photo la couleur jooni dañ lay photo génne noir blanc bi pour def ko ci ndox xooj ko photo naa ci ba tàyyi xooj ko génne ko mu wow ëf ko mu wow ñu jox la sa photo daggal la ko nga dem sa yoon jooni tubaab bi moom di créer rek romb jooni ñëw indi photo couleur dem ba indi léegi lépp la numériser léegi soxlatoo photographe da ngay toog nii rek defar nii rek jàkkaarloog benn kii mu ne la bësal nga bës teg mu photo la génne la ko ci saase jox la nga dem sa daggal la ko nu mu rafetee nga dem moo am fépp ci àdduna donc métier photographe dem na ba nga xam ni jamono jii ñu toll nii jël ay xale yu ndaw war leen dimbale investir ci seeni études ñu jàng ne leen toog leen ci classe yi ñu jàng bu leen ñëw fii di feesal suñu centre yi nii nga xam dañ koo def pour Zakat House toog leen ñu jàppale leen financer leen ngeen jàng seeni jàng
mais duñ ko def. dañ leen di jël ne yow dañuy former ay les métiers de la musique, photographe, vidéo, xawma lan ak lan. lii jël ay xale sacrifier leen, mais lu tax ñu sacrifier xale yooyu mooy xale yooyu dañoo dem ba nga xam ni rappeur bu ci ne da nga waroon jël la nga yor nga investir ko ay nit ci jàng, investir ko ci jàng. man def naa ko maintes fois. sama jarbaat jël naa ko gérer jàngam, jëndal ko ordinateur muy jàng, ma gérer ko jàngam bu dem ba université, gérer ak ñeneen ba ci koñu malal sax génn naa fa ay nit, ay jigéen yu ndaw, jël leen di leen fayal école yu ma bokkulal dara, billahi wallahi wa taala bokkuma, ma jël leen di leen fayal école, di leen dimbale pour ñu jàng ba benn moment ma puus leen ñu demal seen bopp, alhamdulillah. donc loolu la ñu waroon def, lu sacrifier xale yi, dajale leen ci centre yi di yàq seen àdduna. koo xam ne nee nga jël nga ko doo ko fay 100 000 francs, amul ku nekk ci seen centre yooyu koo xam ne am na salaire 100 000 francs. 100 000 francs laa la wax. dañ fay toog lekk, toog caayin, waxtaan, ñi ngi yàq carrière, ñi ngi yàq àddunay xale yi. benn xale génnu fa tekki, amul benn, nañ ma woon benn xale bu tekki boo xam ne ci seen centre yooyu la jaar, ci formation yooyu la jaar, mi ngi tekki, mi ngi yor àddunaam, mi ngi defar àddunaam. amul benn xale bu fa tekki ci ñoom, benn rappeur bu fa tekki amul. bu rappeur bu ñu produire yàq nañ sa live. nañ ma wax benn rappeur buñ fa produire buy toj monde bi jamono ji. bu dee Ngaaka Blindé concours la ñëw, ñu boole ko ci concours boo xam ni dañ leen tegal xaalis boo xam ni du xaalisu papay Matador, du xaalisu yaayu Matador, xaalisu Union européenne la, banque mondiale, impérialiste yi ñëw financé loolu noonu. ñu tegal booy 5 millions 2 millions 1 million 3 millions di leen defloo ay dëmb ñuy reyante foofu, fekk ñoom lekk nañ ca 55 millions. parce que tubaab ba di leen financé loolu du alalu Matador, du alalu papay Matador, ni yaay Matador, ni nijaay Matador. donc loolu muy teg noonu ay projet la yoo xam ne tubaab bee ko financé, impérialiste bi moo ko financé. Fondation Ford, Georges Soros, Oshiwa, Oxfam, les ambassades France, centre culturel français, yooyu ñoo financé loolu. ñoom kenn ci ñoom yeewul fekk sa bàyyi fi ay millions ngay jël di financé noonu. alal googu du seen alal, moomuñu ko, liggéeyuñu ko, goruñu ko, yettuñu ko. alal goo xam ne dañ koy dem dugali projet ñu jox leen ay millions, ñu ñëw jox booy 1 million 2 millions 3 millions, booy di reyante, di rey seen bopp, fekk ñoom lekk nañ ci 50 millions yuñ dóor. léegi nag booy yi nga xam ne dañoo sonnoon nga ñëw jox ko benn 5 millions benn nangam, day foog ni yow fu ne da nga ko dimbale, fekk dimbale woo ko. loolu baaxul. am na alal gu baax, am na alal gu baaxul, du alal bu ñu la jox rek a baax. surtout rappeurs yi am concept di xeex ne ñoom dañuy xeex l'impérialisme, ñu dem di jël ay financement, kooku baaxul. man tey damay xeex impérialisme. boo ma gisee tey ji ma lekk alalu Oshiwa wala Oxfam wala USAID wala ma lekk xaalisu Fondation Ford, c'est parce que j'ai trahi ma conception. J'ai trahi ma conception, j'ai trahi mon concept, j'ai trahi mes principes. Oui, parce que la ngay wax mënoon ñenn panafricaniste nga, wala panafricain nga, dem di collaborer ak l'Union européenne, dem di collaborer ak Orange, dem di lekkee Auchan, mais tu es faux. xam nga luy concept, xam nga luy principe. mar naan bu mu la tax naan póotit bu robinet ubbee ngurus. donc loolu du seen alal, du seen alalu baay, du seen alalu yaay. la ñuy teg noonu ña ngi koy jëlee ci impérialistes yi, parce que il collabore avec les impérialistes, tegal ko booy yi. mais ba léegi ñu ngi yàq àddunay booy yi, parce que kenn ci booy yi ñu jël naan ay photographe lañ, teg leen foofu naan dañ leen di former. lan lay gëmloo ne dañ la koy former, moomuñu ko,
ab sarax la buñ liggéey ci sa tur utiliser la ne dañoo am ay centre dañoo jël ay vagabond def la vagabond dañoo am ay vagabond dañoo am ay taxawaalukat dañoo am ñoo xam ne ci ñoom lañ yaakaar dund ay jeunes lañ dajale donc ñun il faut ngeen dimbale ñu di saraxu ak a ñaan ay rappeurs yoo xam ne nee nañ yow dañoo am concept ma dégg Matador naa man kenn xamee moo baisser la culotte mais monsieur Matador baisser la culotte c'est travailler avec les impérialistes c'est collaborer avec Fondation Ford c'est collaborer avec Osiwa c'est collaborer avec Oxfam c'est collaborer avec les ambassades c'est collaborer avec le centre culturel français monsieur Matador tu as rien compris xamoo New World Order il faut ñu yónnee la ay livre nga dem jàngi le New World Order l'impérialisme il faut nga dem lire parce que da nga am problème pour comprendre lan mooy concept on baisse pas la culotte t'as baissé la culotte devant ces impérialistes qui vous financent wala xamoo loolu donc il faut ñu enrichir la dinaa wax Omar Ben Khattab mu gën la yónnee ay livre ci loolu pour nga mën a comprendre on parle pas de couleur je parle pas de couleur je parle pas de tubaab ni de noir je parle d'impérialisme je parle de sionisme je parle de sioniste d'impérialiste je parle pas de couleur da ngay wax ñu ne kii mi ngi Amérique mi ngi Australie Amérique newul di am nañu ay américains yu weex tàll yu bañ impérialisme yu koy xeex am na ay nit yu weex tàll donc am na nit yu weex tàll yuy xeex pour la cause des noirs am na noirs yu ñuul kukk yuy xeex pour la cause des blancs donc loolu on parle pas de problème de couleur on parle de problème de concept on parle de New World Order monde bi ñu nekk les impérialistes un panafricain du liggéey ak un impérialiste un rappeur juste à plus forte raison nga nekk un rappeur qui se réclame engagé anti-impérialiste kenn waxul yéen a ko wax yéen a vous êtes anti-impérialiste un anti-impérialiste ne peut pas travailler avec ay branches yu impérialisme c'est faux et c'est contradictoire et nul ne peut le développer donc monsieur Matador t'as baissé ta culotte mais malheureusement t'as pas compris tu penses que baisser ta culotte c'est ñaan rappeur déedéet t'as baissé ta culotte devant les impérialistes tu t'es donné tu n'as rien compris il faut que ñu yónnee la ay livres encore sur l'impérialisme sur le New World Order yónnee la ko yónnee la ay livres ci emotional intelligence yónnee la ay livres ci piratage de cerveau nga comprendre lan mooy ban monde nga nekk parce que yow comprends les enjeux du New World Order monsieur Matador moo tax bu ngeen journalistes yi di leen poser ay questions sincèrement bu ma gisee ngeen di waxi dof te ñoom duñ leen rectifier damay comprendre ni ñii comprendre ñu dara ñoom tamit dara mais boo jàkkaarloog man ma lay poser question nga naa ma baisse pas la culotte di ma wàcce la parce que dinaa dugal foo xam ni xamoo ko parce que t'as baissé la culotte amul benn finance bu ma duggee léegi ci say financement foo dugg ci say financement yépp ay impérialistes ñoo la financé t'as baissé la culotte monsieur t'as rien compris xamoo monde bi ni muy doxee t'as baissé la culotte tu travailles avec des impérialistes sa flyers yépp dugg naa xool flyers yépp c'est Union européenne c'est Banque mondiale c'est la francophonie t'as baissé la culotte tu n'es pas panafricain et tu te réclames panafricain et tu baisses la culotte devant les francophones la francophonie tu baisses la culotte devant Fondation Ford tu baisses la culotte devant George Soros Oxfam Open Society une société ouverte bu góor jigéen ñi ñu accepté et cetera loolu même chose ci Malal ak keneen Malal moom du wax j'ai pas baissé la culotte parce que ñi moo ko wax parce que adduna yëpp xam nañu Y'en a marre ak baisser la culotte devant les impérialistes et heureusement que je les ai jamais vus réclamer wu ni ñoom c'est des anti-impérialistes dañuy moytu moo tax seen financement yi boo gisee dañ leen di nax sax da ngay gis benn Simon bu toog ne waaw ñun sax musuñoo wooy góor jigéen non c'est des financements yoo xam ni impérialistes yi bi ñuy financer di ñu wax ne demal xeexi góor jigéen déedéet ay bonne gouvernance lañ lay wax
ay citoyenneté moo tax Y'en a marre ak ñu ngay gis yëpp seen combat citoyenneté bonne gouvernance parce que ñoom seen projet loolu la New World Order dañuy préparer benn monde boo xam ni bonne gouvernance bu ñuy wax ñoom à leur façon citoyenneté à leur façon et cetera donc ñoom dañoo préparer benn monde boo xam ni dañ ko bëgg a préparer ba nga xam ne ñoom seen politique day tasaaroo ci àdduna dañuy jël jeunes yi nga xam ne ñoom dañoo am lu ñu naan benn puissance parce que jeune moom mooy en fait l'avenir d'un pays donc si jeunes yi la ñuy gën a déglu la ñuy jëli utiliser leen ne leen dem leen wax seen population ci bonne gouvernance dem leen wax seen population ci citoyenneté dem leen wax seen population ci droit dem leen wax seen population et cetera loolu dans le paradigme eurocentrique la dans le paradigme eurocentrique donc ñoom dañuy préparer nit yi loolu moo tax boo déggee benn simonal non ñun sax ñun gars yi dañuy wax ni mais ñun mosuñoo woy góor jigéen déedéet ñoom soxla nga woy góor jigéen waaye fu góor jigéen di waxee doo fa dugg da ngay daw fu gars yi jóg naan góor jigéen da ngay daw kenn mosula gis ci combat boo xam ne gars yi dañ génn di faaj góor jigéen ngir ne wax da ngeen di moytu bu ñuy jàppee fii imam bi di ko sàkkal pexe lu mu tudd Karim Xrum-Xax moo ko engagé ñimewu leen feeñu foofu léegi ñoom dañuy déglu leen bu baax parce que dama leen di ngeen comprendre di lu gars yi dañ lay wax naan non appel de projet lañ def ñun ñu déposé appel de projet boobu noonu tubaab bi moo koy conceptionné appel de projet mooy kaay leen ngeen dugal seen projet bi nag ça tourne ci bonne gouvernance ñoom ñoo lay imposer ça tourne ci bonne gouvernance citoyenneté liberté droit et cetera donc bu ñu leen waxee loolu ñoom dañuy dem bind à travers loolu ci monde boobu la ñuy bind pour mun a bénéficier wu ci financement yi mais Y'en a marre du mus a fekk George Soros Open Society def appel de projet Imam Ndaw feeñu wuñ benn yoon ci xeexu Imam Ndaw buñ ko doon def di dee donc ñoom seen calcul xam nañ ko bu baax bu ñuy wax waxu góor jigéen ñoom ñëppay daw bu ñuy wax waxu islam ñoom ñëppay daw doo leen gis ci benn xeex boo xam ne islam lañ wax doo leen gis ci benn xeex boo xam ne dañuy wax waxu religion doo leen gis ci benn xeex boo xam ne dañuy wax waxu xeex LGBT déedéet dañ ko def donc ñoom xam nañ fu ñuy teg seen tànk maintenant je vais le faire éveil de conscience lañ nekk dinañ wër ci école yi dinañ wër ci askan wi waxal leen parce que askan wi dafa war a yeewu nax la naxaat la moom loolu musiba la maintenant lan moo waral ñoom waa Y'en a marre duñ identifié wu ci Sonko parce que Sonko nee na moom souverainiste la souverainiste mooy gëm sa réew patriote sa réew moo la engagé da ngay xeex l'impérialisme loolu la Sonko wax loolu laa wax loolu la Guy Marius Sagna wax loolu la Kémi Séba wax loolu la Franck Fanon wax et cetera donc ñoom xam nañ bu baax fan la ñuy teg seen tànk ak ñan la ñuy liggéeyal maintenant lan moo waral Y'en a marre musul déposer projet ci Open Society di wax ci waxu culture nañ bind projet ne Open Society yow monsieur George Soros ñun dañoo bëgg nga financer ñu pour ñu xamal suñu askan ci seen culture ci renaissance dellu ci seen bopp gëm seen bopp xeex lépp lu nga xam ni maanaam enracinement lan moo tax duñ déposer loolu dëkk impérialiste amul kaas il faut réfléchir quand même respecte naa sa idée tu aimes trop être l'avocat du diable mais il faut pas être malhonnête aussi dans la tête Kals il faut pas être malhonnête vouloir défendre le diable tu risques d'être un diable tu essaies de défendre le diable te loolu moom tu te retardes gars yi amuñu jot boobu gars yi ñu ngi ci yeneen niveau tu peux pas être l'avocat du diable et tu ne seras jamais amuñu jot boobu sax di ci débat dëkk impérialiste amul c'est faux fii nii Rosa Parks moo xeex ba nit yi ñuul yi di toog di jàkkaarloog tubaab yi et cetera dama ne ay nit yu ñuul
ak ay weex ñoom Martin Luther King ñoo xeex ba nit yi ñuul di am droit fii États-Unis moo la gën a nekk dëkk bu gën a jub ay bañkat ñi ngi fa ay xeexkat ñu la gën a dàq xeex gën la dàq bañ ñi ngi fi ñoo xam ne dañoo rey seen baay yi rey seen yaay yi ci xeex donc dëkk impérialiste amul ay impérialiste moo am impérialiste yu booloo benn politique pour def monde bi mu doon monde impérialisme ñu commencé Afrique il faut être tu n'es pas nul mais tu veux être malhonnête et tu peux pas défendre kii mënoo leen défendre devant moi et tu le feras mënoo ko tu as tout essayé mais mënoo ko Kals respect mais mënoo ko quoi tu as toujours voulu essayer d'être l'avocat du diable pour plaire à Malal non monsieur Kals sois digne mon frère je t'aime beaucoup mais sois digne tu peux pas défendre ni Sénégalais dépassé nañ yooyu mon ami mon frère Kals dëkk impérialiste amul ay impérialiste ñoo am waaw comme tey ñoom amee ay raciste noonu la amee ay impérialiste noonu la amee ay góor jigéen mais dëkk góor jigéen amul dëkk impérialiste amul dëkk raciste amul c'est faux archi faux ñoom Marvin Gaye dañoo xeex pour noir te musul teg tànk Afrique il faut être nul pour ngay réactionner nii bu nga réactionner ba amoo ay argument di wax waxi dof vraiment Kals bul ma rusloowaat waay s'il te plaît trop voulu être l'avocat du diable c'est trop finalement dañ lay ridiculiser sax te ña ngay xeexal amul la benn njëriñ tu deviens ridicule mon frère ku la gis daf may metti damay gis gars yi sax dañuy xool sa affaire yi di la moytu ñi naan bul wax ak moom nee na ñoo bàyyi ko kii benn rancunier la ma ne non du rancunier dafa nekk di défendre copain rek Malal lay défendre mais du rancunier man mais ñu bëri dañ ma ne moytul kii rancunier la dafa am problème mu xol te dafa te Kals warul cogg mais dafa mel day cogg Malal man loolu lañ may wax moo tax ma ne garaaw man Kals dimbale sa bopp quoi doo ci lekk doo ci taq yaa ngi défendre l'indéfendable munoo ko défendre waaye sa waay sénégalais yeewu nañ Kals respect donc ñoom si seen bopp gis nga lépp lu jëm ci renaissance lépp lu jëm ci culture lépp lu jëm ci gëm sa bopp lépp lu jëm ci dellu ci sa cosaan Y'en a marre du mus a déposer projet yi mel noonu renaissance culture back to the roots duñ ko mës a def seen projet yëpp moom mooy démocratie liberté te loolu noonu moom mooy politique gu impérialiste yi dañu am lu ñu naan un agenda bien défini un agenda bi dafa am démocratie dafa am liberté dafa am citoyenneté mais citoyenneté boo xam ni à leur façon donc li nga gis yëpp dox ak sa gox yooyu tout ça loolu la mais mosoo gis benn projet Y'en a marre te je leur défie projet Y'en a marre boo xam ni dafa am affaire culture wala diine dellu ci sa diine gëmal yàlla fonkal yàlla jaamul yàlla wala adduna bi yàlla rek nga fi ne wala nangam na déedéet mukk loolu amul donc il faut ngeen xam lan moo tax ma leen di wax George Soros lan moo tax ma leen di wax impérialisme lan moo tax ma leen di wax New World Order ak Open Society mooy une société ouverte ñoom la ñuy liggéeyal kon mënu leen fi set te boobu ba léegi maa leen di woo ngeen may daw maa leen di woo ci waxtaan maa leen di woo ci lu nga xam ne débat boo xam ne Sénégal yëpp déglu ngeen ne wërëj parce que xam ngeen ni je maîtrise bien le sujet liir naa ko ba naan ko toog ba mu rees maa ngi leen di xaar vous êtes des lâches mon frère vous travaillez avec les impérialistes jaral na leen sax ngeen fenal nit waaye nit dof à manger ceci cela c'est faux t'as pas d'argument c'est faux monsieur Malal je vous connais quand même man xam naa la Malal xam naa ni alal lum la jaral loolu dama ko xam parce que sa vie la nag mais lijjantil naa la maintes fois ay problème yow ak say gaa ci mbirum xaalis foo amee problème Malal buñ jarul sax laajte salaamaaleykum dañ naan mbirum xaalis la loolu rek mooy sa problème mbirum xaalis ngay jàppanteel ci boo gëmoo ku ñàkk kuy am nga ko mën a topp am ci ay weccet mu jaral lay fen et cetera un peu de respect. Vous avez baissé la culotte en travaillant avec des impérialistes
li ngeen di woote gëmu leen ko seen politique ngeen def yëpp politique gu babylonien bi la politique gu impérialiste bi la agenda impérialiste bi ngeen di doxee. Maintenant Chaim Tchamba il est impacté gravement. Nit Doff il est impacté. Tcheki Prod il est impacté xam ngeen Tcheki Prod concert Azou moo ko def ak yeneen rappeurs yu bari Tcheki Prod Chaim Nit Doff avec son label mais lan moo waral benn jamono ñoom ñëpp jaayante ne Sénégal bu soxlaa ñëpp ñàkk ñi ñooy gor Sénégal bu soxlaa ñëpp ñàkk donc bàyyi leen waxu xaalis comme cotisé wu leen bàyyi leen waxu xaalis te ngeen ñëw jàpp ci ñu xool nuñ def pour dimbali askan wi ndax askan wi day rappeur gënul jekk financement que menuisier bi wala maçon bi wala keneen ak keneen wala jaaykatu caaf bi wala jaaykatu cere bi wala jaaykatu mayga bi gënul leen gore da ay liggéey la ñoom tam dañoo am liggéey dañ ciy jox seen njaboot jaaykatu mayga bi jaaykatu nambe bi guddi jaaykatu cere bi nag et cetera jaaykatu caaf jaaykatu uul bi donc gënu leen impacté fi kenn rappeurs yi nekk ci région yi ku si xidma keneen ak keneen ñi nga doon préparer ay concert il faut ngeen gore mënu leen fi nekk toog financement bu génn ngeen dugal financement këyit kese ngeen yor association ji hip hop wax naa leen ko lan moo ko tabax ki ngeen doon xeex ñu ngi rappeurs yi dem foofu naan dañuy xeex parce que dafa am benn rappeur bu gaañu yàlla ko yàlla yërëm ñoom ñëpp jóg naan dañuy xeex Gérard Senac moo tabax ji hip hop un vrai impérialiste Gérard Senac mooy ki nga xam ni moom autoroute à péage boo leen fa dawee xaalis boo leen de Gérard Senac moo koy jël yónnee ko France transfert de devise Gérard Senac moo tabax ji hip hop Keba Kend moo ko tàmbale woon Keba Kend sàcc ba ñu dàqe ko buggoon ko jàpp ci kaso bi ci la dawee ba léegi duggul Sénégal Keba Kend amuloon dara moo fi doon woy góor gi sonn naa reel mu dee terenteet góor gi sonn naa tey mu dee reel mu dee terenteet yi vous vous souvenez amuloon lum lekk dem leen xooli clip Keba Kend sàcc trian dóor mooy Sénégal 2.0 kooku moo ñëpp malal ci kooku la njëkk a dem cogg ko saraxu ko pour mu jàppale ko pour mu teg ji hip hop Keba Kend commencé moom mi sàccoon Tiriande ba tey jii dañ ko mandat d'arrêt la am dafa daw Sénégal Keba Kend jël xaalis commencé dugal affaire ba cóol Keba Kend dégg nañ ko ci njaayam drogue dégg nañ ko ci luubal et cetera moo tax ba léegi duggul Sénégal bu doon def lu wóor dina dugg Keba Kend ci boppam bu mu ko tàmbalee bañ koy wër na ci la daw génn Sénégal ci malal dem gis ji Gérard Senac moo yore autoroute à péage un vrai impérialiste kooku moo mujjee tabax ji hip hop boobu centre culturel Guédiawaye boobu la woon centre Guédiawaye bi foofu noonu àll loon donc du alalu baayu malal du alalu yaayu malal donc Matador tamit la may financé di leen nax yenn rappeurs yi di leen booloo jox leen 5 millions ngeen di reyante du alalu baayam du alalu yaayam donc ils sont pauvres de naissance pauvre kenn yoru ci ñaar donc xaalis boobu sa xaalis la sa tur la du sa xaalis mais sa tur la bu ñu utiliser pour am ci 100 millions tegal leen benn 5 millions dañuy lekk ci impérialiste yi waaye it dañuy bëgg a lekk lay génnee palais duñ suur duñu doyal bu ñu waxee nag tubaab bu la joxee nga indi sa projet boo xam ni moom ñoom dañuy définir aussi les points projet bi ça tourne autour de quoi nga ne ça tourne autour de démocratie de kaay leen fecc kaay leen foo kaay leen cëppi ñu ne waa ok loolu nice loolu moom dina baax parce que loolu moom dinañ la mën a financer comme ça nga nax la jeunesse africaine nga nalawloo leen waaw di pain dinañ la jox xaalis boo demee nga woy leen cëppi loo leen jaar leen gauche jaar leen droite bu ñu yeewu de parce que ñun bépp projet boo xam dina yee doomu aadama bu nekk africain ñun duñ ko financer parce que bëgguñu ngeen yeewu donc comme yow bi li ngay sa projet bii day gën a nalawloo sénégalais yi nalawloo africains yi dinañ la financer
ñu ne la lan ngay def ma la ne wéy damay dajale booy géejawaay yi ma jàngal leen photo dañuy photographe photo ma ñu dajee photo ñu photo dañuy photo ñu ne waaw ah da ngay dajee booy waaw loolu baax na loolu amul xel loolu xel du ci am photo la rek da ngay ñëw rek nga cadré nga xool sa bët yi rek après nga ne karek nga tëju waaw ma la ok léegi ñaata ma la ne waa jox ma 200 millions wala jox ma 300 millions waa Keba Kende mi ngi Dubaay du teg tànk Sénégal de mëreet la def daw ba léegi xaalisam moo nekk ji hip hop de ak Gérard Senac sàcc ak impérialiste beneen sàcc léegi la ma doon wax mooy léegi ñoom financement yooyu ñu jël ko nag dajale booy yi ndeysaan booy yi nga xam ni perdu ñu war leen jàppale ci jàng bi jàpp ñu leen sànq leen dugal leen ci kii ne dañ leen di jàngal photo ku ne nag naan waa gis nga kii bi nit bi nu taxawee nii da ngay jël bopp bi non bul bàyyi bët bi de da nga koy yëpp ngay jël tànk bi jàpp xale yi di leen di yàq seen life ñu ne yoo te xale yi dañuy ñëw ñu ne dañ leen di former te ku leen di former sax duñ ko fay benn gaañan buy foru la benn David bi nga xam ni yàlla maa ngi koy ñaanal soxnaam yàlla xaare ko àjjana di ku baax Daawda n'est-ce pas nañuy jël benn genre Daawda ne ko jàngalal booy muy jàng ne ko waa Daawda dama bëgg a def benn formation quoi xale yi ne géej waaye dama bëgg a jàngal photo waaye dama bëgg naa nga jàppale ma ko waaw boo amee temps rek waaw mais xoolal bu taxi bi mun naa ko gérer taxi bi waa amul problème waaw fekk xoolal dóor na boo xam ni benn fondation for jox na ko benn 100 millions mu dóor woo benn kooku naan day di jàngal booy photo moom dóor na xoolal booy duñ gis dara ay 1000 francs ak 2000 francs leen jox ñuy jël taxi di dem ko ñëw léegi nag loolu da leen di jël photo karaj moom nga booy dañuy jàng photo de moom mi ngi leen di photo moom Zakat House kat dóor photo kat monté di def vidéo waa ji di expliquer bu demee nag def facture am waaw daaw da fay naa ko 10 millions booy ku ci ñëw chaque jour 20 jours la 20 jours bu ci nekk ku ci nekk jox naa la 50 000 aller 50 000 retour ku nekk jox naa la 100 000 saa yooyu dem saa yooyu ñëw multiplier par 20 et cetera nangam nag def benn bilan boo xam ni dina dóor presque 300 millions yi ñu ko jox yëpp da koy def ci bilan léegi ñooñu mu tegoon foofu nag lay use parce que nee na ku ci nekk jox na la 100 000 francs 20 jours la 20 jours 100 000 francs ba pare fay na kee 10 millions def na lii def na laa gasoil essence après foofu noonu tam dañ ko loué après sonorisation 500 000 après nag dina ko dóor ba mu rafet ak secrétaire am ku ci ne da ngaa yor sa secrétaire de parce que mbirum xaalis rek léegi bu ñu defee seen secrétaire ñu dajale loolu nag rapport loolu la ñu woowee rapport ñu yónnee ko nag ONG bi. yónnee ko ONG impérialiste les ONG au service de l'impérialisme bu ñu ko yónnee nag ak ay photo à l'appui ay preuve la rapport ak ay photo à l'appui Zakat House bi ñaata booy lañ 50 lañ 50 booy yi ku ci nekk 50 000 tous les jours ku ci nekk tel 20 jours dina ko calculer ba mu rafet boobu nag benn booy du fekk dañuy ñëw def seen formation dem seen yoon mu dugg nag moom secrétaire am tëju ci ab néegam ne acca nañ ko calculer waaw booy yaa ngi ñaata lañ waaw 50 defal 50 non booy 10 lañ woon waaw non da booy jaxase naa ci ay taalibe xëcc naa ay booy taalibe ñu jaxase leen foofu bëri yoon nañ fa ay booy yi taxawaalu foofu sax nee naa leen kaa leen toog nii mu fotul leen donc kooku bind ne bindal 100 booy 100 booy yëpp ku ci nekk jox naa la 100 000 aller retour 20 bul def 20 jours defal 25 jours calculer ko ba mu rafet kuc benn comptable lañ yor secrétaire bi comptable la ñoom ñëpp a wut benn comptabilité benn booy bu doon jàng comptabilité échoué ñuy xëcc ko teg à côté mu dóor leen affaire bi ñu dem dugal ko xaalis ba génn ñu dugal seen compte banque toogaat jàpp seen ñàmbur nii lañ nekkee jàppee booy yi di leen tardel di yàq seen àdduna moo tax booy yi nga xam ni teel naa leen gis xamoon leen avant ñii nga xam ne tekku ñoon dara ku ci nekk woo naa la ne la moytul ñii dañ lay use te finalement gis nga bu ma defee sama live am na booy yoo xam ni dañoo jege rappeurs yi ma lay wax nii billaahi wallahi jege leen lool woo nañ ma di ma wax ay regret yoo xam ne ñu am ci gaa yi non man benn best gaaynu awadi
moo ma woo na ma woo ma ne kii du ma ko jël quoi parce que bu ma ko jëlee il risque de me parler de ay noo bàyyil mu sedd ak nangam noo jàpp ci ma toog 3 fan jëluma benn jour dama toog nii rek ne bàyyi ma jël ko parce que nit tamit bu la wooyee dala jox mbaam wax la ma jël ko mu ñëw woo ma waaye ça va mu laa naka mu nice musuma woo musuñu séq dara best guy na Awadi naka affaire yi nice sant lépp jàmm cool waaye mais gars félicitation ma ne ko woy merci beaucoup maa ngi doon def ndànk quoi ma ne ko merci beaucoup mais gars li nga wax dëgg la de ma ne ko mu ne mais booy Awadi c'est un vampire assoiffé ma ne ko non mu commencé expliquer mais bu ma expliquer j'ai failli dof sama bopp bi di metti ma ne c'est pas possible kon kii nii li ma doon woo yëpp ndakate dafa ma doon gën a sax won ni la may wax benn laa ci wax bu dee 10 la man 1 laa wax mu ne ma boo xamoon kooku ak ñu mu wor moo tax keroog bu may wax sax gis nga lu mu tombe maanaam Awadi ñoom liggéeyal yëpp la trahir ñëpp ndax mbirum xaalis mais kooku bu ma expliquer dama jommi ma ne la jox ma numéro am ne ma saa yu ñu déggante vraiment maa ngi lay ñaanal gis naa ni yaa ngi xeexal askan wi yaa ngi xeexal ñëpp la ngay wax dëgg ju wër la te kooku noonu bu ma waxoon turam àdduna tukki fu ñu gisoon Awadi gis ko matin midi soir kii tamit ma lay wax nii moom ak Malal laa xamandoo suba ak ngoon ñoo doon ànd muy rey boppam ci bâton blindé di ko xeex xuloo lu ne def na ko ci mais bu ma wooyee ñu waxtaan bu ma expliquer non je me suis dit que non man yàlla moo yéeme ay seeni nit yi leen jege yu leen jël laggal bàyyi leen fële parce que xam nañu ay vrai workat ak sàcc lañ maintenant il parle d'impacté man impacté duma ci wax sax quoi léegi maa ngi dégg tamit mon ami mon frère Nit Dof nit ku dëggu la nag nit ku dëggu la parce que xam nga dëggu nga am diine dafa baax te dama ko seede Nit Dof ku dëggu la ku baax la man waxuma benn tur nag déglu leen de waxuma Bouba Kirikou waxuma keneen bu ma kenn waxal kenn ku ma wax xam na yàlla xam na léegi damay wax Nit Dof lan moo tax mu nekk ku dëggu gis nga ku am diine dëggu nga te Nit Dof ku am diine la te dama koy seede parce que dama mus a dox ba ñëw këram parce que man ay nitam samay best gaañ lañ ñoom Tamsir ñoom xaali samay real niggas lañ dañ may seet si saa yi ma nekkee town dañuy ñëw gàlle waxtaan sil ma nekk samay best gaayan xaali killa respect ay gars yu dëggu yu intègre ñoom Tamsir léegi ma ne ñii bu duñ ma gën a gore comme ñu ngi may seet si il faut ma dem seeti leen ma dem seeti leen fekk Nit Dof toog gaa yëpp toog ñu waxtaan waxtu bi dafa noddu rek Nit Dof jóg karaj bàyyi lépp lum jàppoon waxtaan bu neex nag dem jàpp ba set wallahi la azim waxul dara jàpp ba set timis jot mu teg julli ay rakkaam jël kurusam di wird te waxul ba léegi mais affaire bi dafa ma marqué ma ne non ndeysaan diine rek am solo nit boo amee diine da ngay rus a fen da ngay rus a sàcc da ngay rus a lekk loo moomul da ngay rus a lekk riba donc moo tax Nit Dof mënuñu wax leneen ci moom lu safaan parce que xam naa ni ku gore la ku intègre la ku dox ci yoonu njub la fenal giñ ko fenal tey yi leer na naññi lekkul 1 franc fenkat yooyu bu leen déglu ay fenkat lañ ay lobby lañ ay dealer lañ toog di dox lañ xam toog di dox ak tëdd muy dox toog di dox nanguñu liggéey amuñu métier mënuñu rab tamit Malal mënul rab sincèrement mënul rab te moom xam na ko Awadi mënul rab Simon mënul rab Matador mënul rab gaay boo gisee BMG fans yëpp ay fansu manu lañ doon
ay fans Omar Ben Khattab spirituellement dafa taxaw Rapadio ay fans Makhtar ay fans Iba mais bu woon nga gis BMG fans Matador c'était rare Awadi xamul dara donc gang boobu xamuñu tous donc du ci aar lañ ci mun a génnee munoo fee nekk nag toog lu ñëw nga warax ko dafa doy mala la ngi war fu ne wéy 500 millions la am na beneen 500 millions bu mu ne dekk ci yokk muy 1 milliard fu mu nekk ni moom pour moom àddunaam defaru na 1 milliard yooyu dañ koy dóor te ñoom ñoo génn taxaw di sosal nit dof ba naan ñun dossier yëpp yor nañ ko dossier ku nekk ku mus a dugal yor nañ ko mais ay dossier confidentiel yooyu yi nga xam ne nit def projet am bind joxe malal dem ba am possibilité te projet yi di ko lire ba xam ku nekk ku déposé ku nekk ak ñaata nga demandé xam nga lii du respect ci institution yéen institution bi yéen ngeen bëgguñu respecté leen yow monsieur Macky Sall ak sa institution nga bëgguñu respecté ko te yow respecté wooñu parce que institution duñ ñëw jël ay millions teg ne rapport dugal leen ni projet benn malal bu ndaw ancien spermatozoïde futur cadavre dem bu jàpp projet yi téye ko ci loxoom di wax ku nekk lan nga dugal ak ban projet ak tour bi ak ñaata nga demandé kooku manque de respect notoire ci suñu institution comme ni ñu yombee ne bëñ bu yànq loolu la fa malal wone ak tamit malal wone na fa ni lépp dil la lépp mafia la parce que waruma dugal benn projet boo xam ne ministère de la culture laa ko dugal malal dem ba jot sama projet ba mun ko lire xam ñaat laa dugal xam tur xam lépp xam turu projet bi loolu c'est du respect donc yow monsieur le président mënuñu la respecter mënuñu respecter ces institutions parce que yow respecté woo ñu parce que yow respecté woo les confidentialités des dossiers d'autrui confidentialité des dossiers d'autrui da nga ko war a respecter monsieur Macky Sall malal toog ci ay télé di wax ay projet jàmbur yi c'est du jamais vu monsieur le président yow laay waxal un peu de respect pour les Sénégalais un peu de respect boo buggee ñu respecter ces institutions da nga ñuy respecter da nga respecter tamit les dossiers jàmbur yi boo ko mënul boo waxee institution foog lañ la ciy tegal foog say institution parce que yow sa bopp joxoo cër say institution boo ma ne palais institution maa ne foog palais parce que yow gëmoo sa bopp parce que yow respecté woo sa bopp boo respecté woon sa bopp doo malal du dem di découvrir ay dossiers jàmbur confidentiel di ko lire c'est du jamais vu ça montre encore une fois que G7 bi may wax c'est trop vrai kenn mënu ko dindi parce que dossier yooyu xam nga kan moo ko yore ñoom Gassira Diagne boobu ñoom malal la ko fa dugal te ñun ñoo ko xeex donc Gassira Diagne buñ nekkee di ko démystifier dina génn dossier yi dem jox ko malal ne ko ñu ngi nii kii dugal nañ lii ak nangam te Gassira Diagne boobu noonu ak lu fanaan ci Gassira Diagne yendu ci ñoom malal ak si ñoom Simon ñooy bokk benn jotaay donc ak ñoom Aziz Dieng dóorkat bi sàcckat bi Aziz Dieng ñëpp xam nañ ko Aziz Dieng ak mun a teg dil Aziz Dieng moo ne turam mi ngi taq ripp ci fesman bi détournement de milliards ak formation yi ñu doon def fii yàgg ya formation kii les métiers de la musique AMS vous vous souvenez AMS Aziz Dieng bii moo doon def ñëpp la jàppanteel sàcc bu mag a mag international sàcckat la Aziz Dieng ñi ñoo nekk foofu yor dossiers yi di lire dossiers yi ku indi sa dossiers yi ñu lire ne non validé bii validé wuñ ko gas saram marak yow sa loxo taq deret Aziz Dieng dama nga régler les problèmes fesman sàcc bi nga sàcc yow Awadi seen loxo taq na ci fesman bi rëpp amal ngeen ay milliards askan wi Aziz Dieng yow da nga am loo war a wax ba toog naa da ngay xooli dossier gat saram marak c'est du jamais vu ñii ñoo fi nekk di sàcc di fen rek Awadi mi ngi ci fesman bi malal yooyu ñu leen wax mais seetlul benn affaire dañuy dóor 10 millions te année bi yëpp malal benn festival lay def festival benn concert boo xam ni ku ci ëpp luñ lay fay 100 000 francs la pour ngeen comprendre ko nag 100 000 francs lañ leen di fay
festivalu Malal boobu Géejawaay Baay Rap benn festival la am ci année bi ñu jox la 10 millions benn festival nga am Géejawaay Baay Rap te 10 millions yi du 10 millions yi nga def ci festival Baay Rap de déedéet ay financement occulte taq deret moom mooy crime de sang crime détournement crime la crime du rey nit rek de lu nit war a jot nga lekk ko loolu crime la loo bokk ak nit nga lekk ko loolu crime la bàyyi nit bi mu dee loolu crime la kon crime du jël paaka rek rey nit mën nga rey nit te doo jël paaka rey ko criminel mooy lu nga bokk ak ay nit nga ne ko warax lekk bàyyi leen fu bu ñu xiifee ba dee sa yoon nekku ci loolu criminel nga donc ñoom seen loxo dafa tacheté de sang seen gémmiñ yëpp deret la Aziz Dieng Malal Awadi Fan Pendra Gassira Diagne seen gémmiñ yëpp deret la nit yi la ñuy lekk parce que xëyuñu gontuñu dañuy tëdd di yeewu di teggi projet lu war a nit war ko lekk ñu lekk ko toog donc ay vampires assoiffés de sang lañu des vampires assoiffés de sang maintenant Nit Doff moom moo fi nekk di xeex foofu mais gars yëpp il se retrouve man bu ma commencé di wax ba léegi j'ai reçu presque tous les rappeurs sénégalais ñëpp ma woo partout dans le monde merci Mola respect Mola big up Mola ñu ngi lay gërëm vraiment ci xeex bi yow ak Nit Doff mais lan moo waral ñoom bu ñu leen di posé Nit Doff rek la ñuy jéem a déstabiliser te ma taxaw fii wax télé partout ne la mais lan moo tax ñii gars yi ragal ma mais lan moo tax lu may wax Nit Doff du ko wax mais lan moo tax Nit Doff am na respect Nit Doff am na sax benn estime buy wax sax da am na benn kersa mais li may wax Nit Doff du ko wax lan moo waral ñoom ñëpp Nit Doff rek la ñuy tontu mais lan moo tax ñu may ragal yow doo leen laaj ne leen Mollah Morgun lu tax ngeen ragal ko yéen man du ma nit kese laa du ma dëmm du ma rab lan wax ngeen ragal ma même Walfadjri Malal bu mu fa demee ñuy wax waxu Morgun dafa daw boobu ne laa ilaha illallah bu leen ko tudd ñoom Nit Doff lañ yàpp quoi Nit Doff buy wax dëgg ñu yàpp mais lu tax Mollah Morgun di jaar ci digg bi di wax di tegal seen maam te ñi ma leen wax turam non mais man moom xam naa ni gaay ragal nañ ma de xanaa dama ñàng sama gaay mais Nit Doff moom gën a ñàng mais lu tax gaay ragal ma li muy wax kenn du ko wax mais chaque jour dañu may seppi tegee ne le di tontu keneen doy na waar de war ngeen leen ko laaj de donc war am na sax express caché moo tax sax jéewul Malal benn festival lay doo benn festival boo xam ni financement yi ay millions la ci yor ay millions ay milliards n'est-ce pas on parle pas de carrière ñoom man sama benn sound muur na seen carrière amuñ sax carrière ñi ngeen di wax sax duñuy rappeur Malal ban 1900 la rap Malal génn na fi album bi ne tëmb ci ndox ma du ma weranteeg rap Malal parce que Malal woo na ma këram ma nekk fa ay at ñaari at di ko jàngal rap di préparer ay émission am star en ligne di ko bind day dem taxawaalu ji lijjanti ji xaalis bu ñëwee saa yoree cassette bu waree invité Nit Doff jóge France ñëw day jël cassette Nit Doff jox ma Sharp moo fa amoon rek këram juukonkung benn Sharp mu jox ma ko dama Mollah cassette Nit Doff a ngi nii France la jóge tel xoolal question yi man maay préparer question yi daf maa jëndaloon benn ay feuille blanche ma déglu albumu Nit Doff ci Sharp bi question yëpp maa koy bind bu ñëwee Malal bu ñëwee ay 7 heures balaa moo sangu pour dem émission bi ma ne ko feuille baa ngi nii mu ne ma merci lire question yi yëpp doog ko yónni doog ko dem poser muy Nit Doff question yu Matador bu muy woo Matador restaurant ligne man maa ko préparé bu muy woo Baye Souley restaurant ligne maa ko préparé Malal je suis son père spirituel ci musique ci hip hop rap ci musique rap hip hop ñoom amuñu album Malal bi dafa tëmb respect ay ñagas mais album bi dafa tëmb foo ko déggee album bi deful bruit Malal nekkul à jour Malal bu dee man dama dépassé mais alhamdulilah mais Malal moom nekku fi sax Awadi kañ ngeen ko ji dégg alal Awadi ci sound ay sound yi bàcc kañ
Matador ban 1900 la gëj a génne album man maay occupé l'actualité maa leen gën a nekk à jour j'ai sorti un son qui parle de Y'en a marre un son qui a cartonné rajaxe sama last son bi son bu woo kongu saf-sap you know samay live di bàcc maa leen gën a nekk à jour ñoom kenn ci ñoom rabul ban 1900 nga gëj a dégg xumaan ban 1900 nga gëj a dégg xumaan ban 1900 la malal gëj a def son à part bu mu génnee album bi nga xam ni mi ngi ko préparé ak kii ak ñagas ban 1900 kenn ci ñoom nekkul à jour kenn ci ñoom sax rabul kenn ci ñoom rabul projet kese moo leen fa bàyyi kenn ci ñoom rabul déggal dof bi na ma pourquoi tu n'es pas célèbre ne ma fi di seen kii de pourquoi je ne suis pas célèbre et tu es venu me voir live bi nga nekk Mollah Morgun la du live malal di je ne suis pas célèbre mais tu es là en train de me regarder con bête ignorant vraiment ignorant yaa ngi seetaan Mollah Morgun nga daw bàyyi sa baay nga wax dégluwoo ko sa yaay ngay wax dégluwoo ko nga bàyyi lépp daw ñëw di ma déglu nga ne pourquoi xamuñu ma noo def ba xam ma looy def fii ki ngay seetaan man la di noo def ba xam ma man am na kuy live koo xam ne xaw ma ko kenn siwul kooku mënu ma ko gis mais man damaa siw moo tax nga gis nga may xool dama siw moo tax nga may xool il faut être vraiment bête ñoom nag malchance bi mooy boo yi leen di topp nii seen bopp yi dafa vide côté cérébral bi dafa am problème quoi boo déglu boo yi leen di défendre sax amuñu bopp xoolal waaye lu tax yow siwoo man ma yow nga bàyyi sa baay bàyyi sa yaay ci kër ga ñëpp di nga nekk en live and direct di ma seetaan kay noo def ba xam ma xanaa man maa romb sama kàddu gën na sa kàddu baay de ndax fu ne dégluwoo sa baay dégluwoo sa yaay man ngay déglu noo def ba xam ma nag si uma waaye noo def ba xam ma dañu war a dem jàppale booy yi defar seen bopp yi genre yi ñooy ñëw ci internet yi wax Michael Jackson bi def live nga ñëw ne ko lu tax siwoo waaye noo def ba xam Michael Jackson ba ñëw ci live am moo la jëli maa la jëli foo ne woon loo tax demoo déglu sa baay ak sa yaay ñu yee du tax nga ñëw ci man lawul ca xaj maintenant dootuma tontoti yooyu sax moom kay dama ko doon tontu rek pour ñeneen ak yeneen moromam xam ni man wax joo gis mun naa ko tontu wax joo bàyyi fi yaay di déglu Mollah Morgun après nekk lu tax siwo koo wër na yow sa bopp bi gaañ rappeurs yi nag amuñu démocratie rappeur amul démocratie merci à Daouda Timéra respect à lui photo bu fi rafet moo ko defar waaw te ak a baax mooy jóg di la defal ay affaire genre yi la malal di képp rek ne ko kaay jàppale ma ci booy mu jàppale ci booy mu dóor photo monté affaire yi zakat house booy yi saraxul leen jóob ay millions dem merci te maa ngi lay jaale aussi wax bu ne am naa réponse am maa leen gën a saf buñ fuuf rab lu nit di rabu toog di leen xaar man gën a saf làmmiñ gën leen nekk booy mbedd ku ci wax mun naa laa tontu te bu ma la tontoo rek nga bëgg a dugg ci suuf si waaye yow nga juddu démb bëgg maa jommal yow xun-xunoor xamul xetam de ñii nag il faut yéen Sénégal ngeen yeewu il faut ngeen xippi seen bëti xool gis nga ñoom malal ñi ngi fépp malal a travaillé ak Youssou Ndour malal a travaillé ak Abdoulaye Wade malal moo gënoon ëpp tànk palais bu fa Abdoulaye Wade nekkee malal ci boppam chaque jour da doon dem palais benn conseil Abdoulaye Wade jégal leen ma benn conseil Abdoulaye Wade moo nekkoon foofu ñoom ñëpp dañuy am ay plan Matador ki ko jox affaire terre gaayinam la biir palais la ne malal liggéey na ak palais malal ci palais rek la bëgg malal palais rek ku dugg mu gaayinaw yow malal buñ jàppee Karim Wade dem na seeti ko dóor rek Karim Wade buñ ko tëjee ci kaso bi malal dem na seeti Karim Wade te pourtant ñoo fi newoon xeex wax lu bon Karim Wade
ne daa sàcc daa détourné Malal ci boppam dem na seeti Karim Wade biir Rëbës. Malal al mammi Talla seeti na Karim Wade buñ ko tëjee ci kaso bi yëpp ay dóor la parce que nag xaaral ma def lien en attendant bés bu jëlee nguur gi rek ma pale Ablaye Wade malal ma pale Macky Sall malal ma pale ma ngay préparé fu nekk ni ak ña fa ne pour mun a dugaat ci pale bi xunóor waaw xamul xeetam tax koo yoole xeetam bàyyi leen booy yi ngeen di foowee bàyyi leen booy yi ngeen di yàq seen life booy yeewul sa baay daa góorgóorlu ba di la dundal yow mii malal jël wala benn matadoor jël teg la foofu naan da lay liggéeyloo naan ay booy yi liggéey mu ñun dañoo jël ay booy di leen liggéeyloo dañ leen jox ay liggéey dañuy fen amul benn liggéey ay chômeur ngeen dem leen ngeen góorgóorlu dimbale seeni waajur seen waajur yi sonn nañ ci yéen seen waajur yi fayal nañ leen école seen waajur yi dugal nañ leen école seen waajur yi bugg nañ ngeen tekki dimbale leen doo leen tekkee ci loxo malal doo leen tekkee ci loxo matadoor xool leen kenn ci malal kum tourné kum jàppale encadré ko mu tekki wala mu génn ci wala ñu koy wax amul benn rappeur bu matadoor signé bu siiw buy cartonné amul benn rappeur bu malal signé bu siiw kan ngeen di xam maa ngi leen di poser question bi xanaa boo xoolee nit mën la kaay ma dimbale la nga tekki te xool environnement am ñam yore yëpp kenn tekkiwu ci nga war a mën a daw wax leen ma kan koo xam ne malal moo ko produire kuñ xam kan kenn wax leen ma kenn ku matadoor produire jamono ji muy cartonné ci hip hop bi kenn donc kooku tardel la yàq sa life lay def balaa maa daña suñu structures yi on a employé des jeunes on a mun a fen da nga xam ni ñu employé bala CDI la wala CDD la da ngeen a employé CDD la wala CDI xam ngeen luy employé des jeunes on a récupéré des jeunes di leen caayinoo kay di leen caayinal ñi ñuy caayinal dama na on a bul tudd sax 2 mètres carrés ñooñu buñ gisee malal dañ koy lekk on a employé des jeunes comment xam nga luy emploi comment non employé jeune pour ñu teg caayin comment tu as employé ces jeunes là ay ñoo xam ni doo leen cotiser retraite ay ñoo xam ni amuñu 100 000 francs képp ku la jël te cotiser loolu retraite di la jox même bu dee 100 000 francs day yàq sa life di nga toll jamono joo xam ni dootu la talati te boobaa di nga wër di nga màtt sa baaraam wiccax sa baay cotisation retraite moo waral tey jii mu retraité ba léegi di jot pension retraite di la ko dundalee donc retraite dafa baax cotisation retraite IPRES yéen a ngi liggéey foofu ku ci gaañu foo jëm sa gàlle nga jëm toog sa yaay ne la yaay dàmp ma wala yaay papa may ma Nivaquine wala aspirine kenn ci ñoom cotiser lu leen sécurité sociale te nee nañ ay employé lañ un employé boo xam ne doo ko cotiser sécurité sociale doo ko cotiser IPM doo ko cotiser retraite doo nga ne employé la ban employé ana contrat bi CDD la wala CDI bàyyi leen seen zakat house yi ngeen di def booy yi waay bàyyi leen booy yi ngeen di sànq bàyyi leen booy yi ngeen di tardel ay doomu jàmbur lañ bàyyi leen booy yi ngeen di use seen tur yi di ci defar seen àdduna yéen xam ngeen lan mooy àq xam ngeen lan mooy riba loo moomul nga warax jàpp ay xale tardeloo leen yàq seen àdduna xam ngeen lan mooy riba ay waay góorgóorlu leen am leen jom xale yi nag ay xale yu ndaw lañ yéen a ngi yàq seen life te xale yooyu seen baay ak seen yaay yi dañoo góorgóorlu ba am leen pour ñu ñafe dimbale leen bàyyi leen xale yi ngeen fii dajale ci seeni mbirum tàppet kese la ragal tàppet wut ay booy di leen gér jox leen lekk ak naan taxaw la liggéey ci seen tur génn ànd ak ñoom dofloo booy ñu sànq booy yi gis nga Barthélémy Dias bu muy génn goon di chat booy boobu noonu bu muy génn lan anamu tey ana ñu ko fayoon 50 000 100 000 francs Barthélémy Dias chat booy bi tey mi ngi nii di dox ay soxlaam you know ana booy boobu dee na fàtte nañ ko
ku la use ngay dof lu mu lay jaay la ay bànd nga ba nga génn buñ la chaatee nga xam ne lépp dëgg la buñ la rayee moom day ñëw benn fan ñaari fan toog sa dëj fàtte na la donc nekk leen nit bul nangoo doon yat àdduna bul nangoo doon yat xam nga luy yat de xeexul dañ koo xeexee yat fee la toog waa ji moo ko for di ko xeexee bul nangoo doon yat àdduna boo fi nekkee bul nangoo doon yat bu la kenn xeexee bu la kenn use di la xeexee yat yëgul tinul dañ koo xeexee yat yëgul tinul dañ koo xeexee ab sab xeex nga xeexee ko danga ko utiliser di ko xeexee donc bu leen nangu rappeur yooyu noonu perte yooyu demuñu dikku ñi di leen xeexee bañ leen kuñ ci rey yaay perte Boy Ndiaga je sais pas comment il s'appelle ministre nu mu tudd Farba Senghor Ndiaga Diouf yàlla na ko yàlla yërëm Ndiaga Diouf anamu te pourtant ministre yaa ngi fii de te tey dañoo ko yóbboon dafa dem di collaborer ak Macky Sall ñay yóbboon ñoom Ndiaga Diouf bañ rey Ndiaga Diouf tey ji dañoo perte papaam perte na yaayam perte na waaye day Barthélémy Dias a ngay dox soxlaam ña utiliser woon Ndiaga Diouf ña ngay dox seen soxla ñoom Farba Senghor ña nga nee di dox ànd ak tey ji collaborer ak nguur ga fii kuñ fi rey yaay perte rappeurs yi tàppet yii di leen fooyee jël leen def leen fa ngeen di reyante ñi nekk ci internet bi di xuloog nit yi di xeex ak nit yi di saaga yooyu ndax waa gis nga dañ ne ko amul kilifa jinne yilif la boo demee ba amatoo baay rappeur baay doon sa baay boo taxawaaloo gëmoo sa baay gëmoo sa yaay boo xullee rappeur ba doon sa baay moo tax booy yi ngay gis kenn du xeexal pour sa baay Matador Matador day wax ñu dem di ñu yónni benn booy au charbon mu ne fa di reyante pour Matador ndey sax dama koy yërëm dama naan xoolal booy bi baay jaa ngay dund de yaay jaa ngay dund de mais comme moom ku amul baay nag ñu doon sa baay comme moom amul baay bu muy xeexal Matador doon baayam muy dem di xeex pour Matador doon yat ñu koy xeexee même chose ku amul kilifa jinne yilif la waaye rappeur bu amul kilifa ku amul baay Matador doon sa baay wala Malal doon sa baay saa yoo yeewoo dem ci sa baay pour mu jox di xaar ci moom añ boo dank di xaar ci moom reer boo dank di xaar ci moom paasu car rapide boo nga ñibbi sa kër yow sa baay sax joxoo ko cër parce que sa baay nekkatul ak yow di suba ngay jóg dem taxawaalu ci structure yooyu taxawaalu ko foofu ba say taa tàng lekk fa añ fa reer fa ñu joxaat la paas kalando wala paas car rapide nga dem ñibbiwaat ana sa baay Matador rey sa baay de Malal mooy sa baay de du keneen man sa baay moom nekkatoo ak moom nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg maintenant man maa ngi gërëm ñëpp ñi may woo sincèrement respect à eux loolu yëpp nag lu muy wone mooy firnde bi mooy xaalis bi ngeen di séddoo xaalis bi ngeen di jéem a lekk moomu leen ko bépp culture urbaine képp kuy acteur culture urbaine boo leen ko lekkee lekk ngeen ñaqam lekk ngeen alalam lekk ngeen riba comme gëmu leen yàlla ba da ngeen di liggéey sax ay impérialiste yéen joxlu woon ngeen di julli bàyyi leen julli yi gëmu leen dara gëmu leen tus moo tax doon gisee ak yàlla rappeur yëpp woo nañ ma ay rappeur Tamba ay rappeur Ziguinchor ay rappeur Kolda ay rappeur Bakel fu ma toll rappeur sama whatsapp bii fu nekk nii sax am na ay bi ngi nii ñaata message lire yoo xam ne mënuma ko sax lire plus de 55 messages 55 messages jotaguma ko lire mi ngi nii 55 messages jotaguma ko sax lire bokk la chaque jour je reçois des centaines de messages ñëpp ay rappeurs lañ merci grand vraiment respect yow lekkoo tinoo naanoo yaa ngi toog di ñu xeexal yaa ngi toog di ñu weranteel gar nga ci sa bakkan ngir ñun merci merci partout ay merci jërëjëf merci
merci jërëjëf rek ngay dégg te nee naa leen soxluma ci dara sama part billahi lu may gis sénégalais di dund lu may gis MC yi nga xam ni kenn dàqu leen rab di dund buñ ma doon jox sama part ma ne may naa leen ko buñ ma doon jox sama part ma ne may naa leen ko parce que rus naa ko lekk rab bi yëpp voisinage la ndey dikke parloo ànd teg dil mafia kese léegi nag rappeurs yi lu ma leen di wax tam mooy c'est vrai hein merci beaucoup ci compliment yi ci li ngeen may big up ci li ma leen di taxaw li ma leen di jàppale fépp rappeur nekk parce que dëmm yi il faut ñu xeex ak ñoom te man bañu ma ci dara dëmm yi il faut ñu xeex ak ñoom nag quoi yéen tamit il faut ngeen am fulla parce que ñoom diviser pour mieux régner la ñuy def il faut ngeen am fulla mooy c'est vrai man tàgguwuma leen pour xeexal leen mais il faut ngeen am fulla lu ngeen am fulla mooy ngeen tamit ngeen génn wax parce que ñoom dañoo jàpp ni yéen amu leen fitu wax à part nit dof warul wéet nit dof moo nekk di wax moom kese warul wéet li muy wax du pour moom li muy wax pour yow la li muy wax pour sénégalais bi la li muy wax li muy xeex noonu du pour moom nee na soxlawu ci dërëm may na leen ko jóg leen yéen tamit ngeen am fulla bu leen nangu chaque jour nit jiital leen jóg leen ngeen am fulla ngeen xeexal seen bopp génn leen wane ni li ngeen may woowee nii ngeen wane ni yéen tamit affaire bi metti na leen parce que aussi ay jiitul waa grand merci waay oui vraiment yaa ngi ci kanam de oui ñi ngi sa ginnaaw jiitul ñu topp ñi ngi sa ginnaaw bàyyi leen ñi ngi sa ginnaaw un rappeur engagé waru ko wax waru leen nekk ci ginnaaw kenn jóg leen ngeen wax gis naa Lam Tooro respect à lui taxaw na wax Hip Cop sax la ko tuddee Hip Cop mooy ñoo xam ne rabbi coob rek lañ ciy wër ay ñu munuñu xamuñ tus te génnewuñ tus seen projet ba tëmb Hip Cop Lam Tooro respect à lui def na affaire tuddee ko Hip Cop yéen tamit yéen ñii di ma woo ngir yàlla tamit am leen fulla sa waay am leen fulla tam ngeen taxaw ngeen wax ngeen génn ci télé yi nit dafa warul wéet génne leen ngeen wax kaas leen seen droit yuuxu leen ba adduna yëpp yëg leen Hip Cop président Macky Sall dafa war a yëg ni xaalis bi dafa am ay dëmm yoo xam ne ñoom rek koo koy lekk 3 éditions yëpp ñu warax la ñuy def ay waraxaan lañ président Macky Sall dafa war a yëg loolu monsieur le président projet yi dëmm waraxaaneur yi la waraxaan di géem ñoom rek a koy lekk peuple bi kontaanul monsieur le président te bés bu continuer nii rappeurs yi lay xeex da ngaa foog ni képp nga rappeurs yi mais képpoo rappeurs yi ñii duñuy rab bi de représenté wuñu de c'est les lâches du game les waraxaan di game bés boo foogee ni jàpp nga rab bi téye ko sa loxo da ngay nax sa bopp te bés booy daanu rabbee lay daane monsieur le président kontaanuñu te na ngay jëlee suñu alal réew di ko am wàll ñu ciy jox rappeurs yi c'est normal mais niñ koy séddowee rafetlu wuñ ko monsieur le président on n'est pas content monsieur le président rab bi Ama Diop beatmaker ci la bokk rab bi Nit Dof ci la bokk rab bi Youssou graffeur ci la bokk Youssouf graffeur ci la bokk kaw la quoi rab bi waa Ziguinchor ci lañ bokk waa Matam waa Kolda waa Bakel rab bi du Simon du Malal du Awati du Amadou Fall Ba du Matador n'est-ce pas du Gassira Diagne du Pendra bés boo fooxee ni rab bi lay war a xaan di géem ñoom ñoo ko téye ba loo joxe ñi lekk ko bés buñ lay daane man dinaa bokk ñooy nekk ca kanam di reyante rab bi yaa Gaston rab bi yaa Nit Dof rab bi yaa Akhlou Brick Paradise rab bi yaa Dip rab bi yaa Ngaaka Blindé waaye rab bi yaa Ama Diop rab bi aussi y a des beatmakers rab bi y a des breakers y a des hip hop y a des danseurs y a des DJ comme DJ Mef et cetera monsieur le président encore une fois yow laay waxal parce que xaalis bi da nga ko génne te benn population bu ndaw bu minuscule ñoo koy lekk maa ngi lay aviser monsieur le président hip hop bi kontaanuñ ci yow acte ba ngay def rafet na c'est à saluer waaye boo ko joxee ni gars yi dañ koy warax monsieur le président nag bàyyi ñu xel xeeb sab say xeeb sab fett mu lakk sab daay olof loolu la wax
xeeb sab fett mu lakk sab daay xeeb sab daay mu lakk sab say xeeb sab daay mu lakk sab say ab daay lu ndaw lu tàkk nga koy xeeb mu lakk lépp xeeb sab daay mu lakk sab say xew la xeeb sab fett mu lakk sab say wolof la nag xeeb sab fett mu lakk sab say Rabbil Fowlers ci la bokk Buzz Lab ci la bokk Express ci la bokk One Lyrical ci la bokk Mojo Kaolack ci la bokk Ada Cannibal ci la bokk ak Hakil ci la bokk et cetera monsieur le président Canabasse ci la bokk monsieur le président ña nga foog ni ñooy rabbi duñu rabbi structure yi ñuy wax këyit kese lañ yor moom la ñëpp yor association lañ yor balaa maa dee ñu naan projet dinaa booy Tamba ci la bokk balaa maa dee ñu naan projet ban projet lañ fa la fa ñii mën a bind man balaa maa ne booy il faut ngeen bind projet c'est que projet bi mooy yow mooy internet bi léegi da ngay bind sax guide projet am te xoolal on def nii léegi projet kenn du jàngatu projet kenn jàngatu xoolal boo defee nii rek boo defee nii guide projet ama def guide projet internet ñu won la ni ñuy bindee projet et tout waaw guide de gestion de projet guide de gestion de projet guide de gestion de projet lépp xoolal lépp lu ñuy bindee projet lu ñuy bindee projet lépp tout waaye dañoo soxlati kenn nga ne da ngay jàngalaate ni ñuy bindee projet internet bi boo fi duggee mi ngi ni guide lépp projet la guide d'accompagnement du projet personnel guide d'évaluation de projet guide pour le projet d'intégration maîtrise en management guide lépp ay guide la da ngay dàq bind kenn projet man ki may àndal muy sama manager di sama best gain mooy manager Sip Deco Mamadou Ndiaye sama album yëpp moo ko manager Mamadou Ndiaye mooy manager Sip Deco da ngeen dàq bind kooku projet ku dem ba nekk manager Sip Deco école supérieure Mamadou Ndiaye respect à lui sama doomu ndey ci sama gain sama ami sama best gain moo nekk manager Sip Deco ñoo bokk groupe bokk lépp xanaa kuy dem bay manager Sip Deco école Sip Deco supérieure école bu mag boobu noonu ñëpp xam sama doomu nday best gain mooy manager di sama manager sama album boo demee da nga gis Mamadou Ndiaye kooku mooy manager Sip Deco ku dàq bind kooku projet kuy bindal waa Sip Deco koo xam ne adduna fépp nga jàngee mbirum projet di dem di defali ci ay formation dem ba ay France dem ba fu nekk ci àdduna kan moo dàq bind projet Laye Gueye Abdoulaye Gueye sama copain Abdoulaye Gueye bu muy wax waxu projet Sénégal sax moom mosuma dégg waxu projet balaa maa dee ñuy wax waxu projet non booy c'est que ni ñu bindee projet moo baaxul yoon kon mooy yee Mamadou Ndiaye Sip Deco sama doomu ndey mu kuy ko leen di jaay projet kaay la ma yóbbu leen ci Mamadou Ndiaye day bind bay naaw day bind bay falaay Sip Deco merci Mamar Diop Mamadou Ndiaye sama doomu ndey la ñooy ànd matin midi soir foo ko gisee gis ma avant moo am jabar ba bu ñuy am jabar ba bu ñuy yor doom ak bu ñuy nekk célibataire bu ñuy taxawaalu ñoom musa ànd Sip Deco Mamadou Ndiaye ma fa ne kooku ñooy ànd kon bu ma bëgg kon xam nga am naa kayit association kon bu ma bëggoon am ci projet am projet yi mooy lu nit def wax rek bu ma dugaloon kenn du bañ buñ bañee ma tégal seen maam de kon Sénégal tàkk kon xam nga ni kon mun naa am ci projet yi kuy ànd ak Mamadou Ndiaye manager Sip Deco ku yor ay kayit mun naa ko mais dama ko jomba def mënuma ko def parce que xamul tax man am naa chance bi ñeneen ñi amul am naa chance bi ñeneen ñi amul am naa chance boo xam ne ñeneen ñi yoruñu ko n'est-ce pas man au moins am naa chance su liggéey yor sama maani non yor sama maani mais man am naa chance bi waxuma bu nekk banque bi de bu may téye sama loxo di ko doxantoo am naa chance bi n'est-ce pas am naa chance bi
mais booy amuñu ko moo tax soxlawuma dërëm liñ may jox maye leen ko jox ko ñii. am naa bii am naa bii ay 500 ñoom amuñu ko soxlawuma loolu te lii dama ko liggéey am naa bi bu may doxantoo sama ndey gërëm na ma sama baay gërëm na ma bu ma leen woon léegi nga dégg leen direct ñi may sant di ma ñaanal moo tax seen pexe mënul ma dara parce que man sama ndey dama gërëm day wax bay jooy sama baay gërëm ma di wax bay jooy parce que du ma sàcc du ma fen damay liggéey daan doole loolu la quoi waaw daan doole liggéey la xaalis bi ci liggéey la jóge xaalis bi ci liggéey la jóge daan doole lii rek mooy dëgg liggéey xaalis bu ngeen ma sama paar maye leen ko jox leen ko rappeurs yi soxlawuma ko yeegoon gaañ ñu def noonu jaajëf faay béggee nañ leen yéen ñëpp di jégalu ci ci baatre yow àdduna moo neex rek quoi ay rappeurs yoo xam ni fen ak sàcc rek fen sàcc triande alalu baadoo la nga lekk ko luñ teg nga lekk warax warax rek xam nga lan laa compte faire mooy alalu jeunesse bi ma bañ ko sàcc loolu rek mooy def ce que je compte faire c'est pas jox jeunesse bi moom mooy alal gi ñu joxe jeunesse bi ma bàyyee ko jeunesse bi bañ koo sàcc bañ koo njublan ba pare sama wàll ma mayee sama wàll loolu mooy jëf ci kii mooy Mamadou Ndiaye kii mooy manager Supdeco kii ñooy ànd matin midi soir sama album bi ñoo ko joobandoo tout donc bu dee projet maa leen ndax bind projet ñu ma wër fuuf bindkatu projet les plus grands bindkatu projet du monde laay àndal ngeen may wax ay waxu bind projet am naa kayit bi ngeen am lépp dama ko jomb yi fu ne lay dem ci àdduna di toj ay mbirum projet fu ne ci àdduna ndax ngeen jom trop malal nag il faut nga bàyyi fen il faut nga bàyyi sos baaxul ba ngay sos boo dee dem safara bàyyil sos àdduna bu metti ba nga sos di fenal def naan ay lekk na 3 millions te gisoo ko yoroo contrat yow loo yor preuve danga koy wane amoo preuve yaa ngi fen yaa ngi sos rappeur du sos rappeur du fen rappeur day wax dëgg yaa ngay wër rajo yi rek di dóor di fen rek di fen di tegale wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu en attendant man moom kon de dugal sama maani you know lii mooy budul dem ci banque bi quoi bu ñuy doxantoo am na beneen buy daanu fi mais fii moom kenn neew fi kuy jël dem leen liggéey te bàyyi nelaw booy bëgg a dee bëgg a dund bëgg a lekk bëgg a kii te nelaw rek ngay liggéey te du muy dox toog di sàcc rek ak a fen am leen jom dégg naa malal wër rajo yi di duul maa ngi fi de mayuma leen dara loo leen teg ma teggi ay fen moom doo leen ko fi def may dund
ay fen doo leen ko fi def may dund, ay triande, ay sàcc, ay teg dil ak ay sosalaate doo leen ko def. Nit Dof na bàyyi xeex bi ma yanul ko xeex bi, parce que xeex bi du xeexu Nit Dof, xeexu askan wi la. Nit Dof maa la ko ñaan, comme ñoom yow la ñu waxal di la fenal. léegi yow man Nit Dof man maa la ñaan, man sa copain, sa doom ndey, sa mbokk patriote, bàyyil affaire bi demal toogee ne. man maa ràngu xeex bi loo dégg rek wala lu ñu wax ci télé rek wooma ne ma moo laa dégg nga la ma déglu ko, fas yéene affronter leen ci bépp côté nag, bépp côté buñ bëgg. bu dee alal maa leen ci ëppale, bu dee fit maa leen ko ëppale, bu dee bandul man romb naa fa. yee wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barkaatu. saa yuñ génnee rek ma génn, luñ fen rek ma teggi, luñ pare nag pare naa ko. jaajëf peace, I'm out.